papa tey moom da ngaa sedd. waaw ndax il faut ma sedd ndaxte fi ma canaliser wu la. fi ma taxaw la. dama ne Sofia Diatta soxna ci boppam allah kulli haal li ma bëgg su ma sañoon mu am nga am ko te lee koy may. il faut di nga mokk ndaxte doo ñëw daal di fekk ñi nga xam ne ñoom ñooy. meññ say waajur ñi nga xam ne ñoo meññ sa borom kër ñoom ñëpp nekk nii muy ku góor ki muy ku jigéen ki xamoo lan nan daj ci moom fekke woo am njàng fekke woo ci ngone fekke woo ci jubbanti fekke woo ci gàgganti ba xëy ñëw fekk leen ak seen doom nga xëy ñëw dugg ci kër gi nu may la ko nga ëlbët ko nag daal di fondé armée daal di takk ngemb di jëflante ak ndeyu borom kër gi kooku ndeyu borom kër gi su la ca borom kër ga bàyyee dina doy waat loolu Prospère dafa am ku nekk ak borom këram nekk ak goroom nekk ak njëkkeem di boot ab jigéenam dem rooti jigéenu jëkkëram dem rooti moom mu des ci kër gi des ci akub gorom bi mu desee akub gorom ñu nekk ci biir nekk ci kër gi ba sag aw ay am déclenché bi ay wi déclenché nu commencé di ayoo ba xeex mu juddu bi ñuy xeex di xeex ba songoo ndaw si mi ngi boot doom ji de doom ji góor ci ginnaaw daw ne coppet dawale loxo bi ci giñoog borom kër gi jëkkër ji mu dawale ci giño gi dagg giño gi mu def awray nen wala li ngeen lal noppil bala muy génn réew noppil bala muy génn continuel papa géño ban moo dagg noppil Sophie bala muy génn géño ban moo dagg papa dagg giño gi ne ko tipp géño kan góor gi tatafu def awray nen léegi nu xëccoo jigéen ba yan woon paan bi daw ne yulub ci biir kër gi daal di gis càmmiñam def awray nen mu sànni paan ba daw daal di tas ab sërëm moom def awray nen ñëw wodd càmm yaa ngi may dégg de moo waaw dafa tas sërëm ñëw daal di sangu ñëw wodd càmmiñam magam muy ñaari awray yu feeñ doom ji nekk ci ginnaaw di gis seen doom du moom nanu boot di xeex kii xeex ak moom moo ñàkk yërmande doom ja nan la mujjee déglu rek ba fin barke borom Tuubaa Mbàkke ba sunu jot ni tey def ko gis ko doom ja du sol yére billaahi wallaahi yow laa barke borom Tuubaa barke borom Tuubaa doom ja ba léegi du sol yére affaire Dora la théâtre Dora la may wax nii yaa ngi may dégg de mu yow papa tu es en carence d'inspiration koo dépassé gis-gis moo am niveau boo xam ne fi mu ne sur le plan mondial gis-gis moo doy waar xeex ko dagg awra après barke borom Tuubaa Mbàkke tey histoire Dora la histoire Dora la bu amul inspiration rek indi benn histoire quoi histoire Dora la histoire père nga ma wax waaw histoire bi loo ci wax da nga wax bàyyi waxal ci histoire bi ba pare parce que non bu ci wax xam na du ci wax bu ci waxee dal ak père am na jàngat waaw jàngat bi moo tax ma lay laaj lan lañ ci wax waaw li mu wax ci histoire bi tout d'abord mooy xeex bi warul sax ba seeni doom di ci teg bët ndax am na lu yàlla wax ci doom bi nga xamante ne moo teewee ñetti yoon histoire ay waajuram baaxul jàngat bi loolu la mais quant à ay awra kii bon histoire père la mais li ma bëgg a wax xam nga moom mooy lan Safia il faut qu'on sache une chose waaw def ko gis ko rek d'accord man ànd naa ak yow ci loolu def ko rek doom ju bootu ci ginnaaw ndeyam gis awray bàjjenam gis awray baayam mën naa torox rek c'est du théâtre torox rek mën naa yegale il faut qu'on sache une chose fonk goro dàqul cër bi jëkkër am ci yow il faut que loolu mu leer billaahi tarbiyu sa goro dàqul tarbiyu bi nga war a tarbiyu sa wallaahi du dara parce que xam nga lu tax goro dañ ko tarbiyu dañ koy fonk pros xam nga nag da ngay wax à chaque fois loo xamante ne dañ la koy nangul te doo ko nangul ñeneen goro kenn du ko tarbiyu dañ koy fonk sa gis-gis la bu la neexee bul tarbiyu jëkkër la ñuy tarbiyu d'accord naa ak yow sa gis-gis la mais bàyyi ma wax la fi may waxee sax yow c'est vrai ok merci d'accord naa fi ngay waxee d'accord ba tey mais li ma la bëgg a xamal xam nga moom mooy lan tout d'abord sa gis-gis la yow mais man sama gis xam nga moom mooy lan Safia pourtant de yonent bi lan la wax aljannatu taxta ummuhaati mooy aljana mu ngi si suufu ndëggu yaay taxul mu ne la bul topp sa baay mais anamu tey say kilifa yow ñi ko yilif du ñoom ñëpp seeni kilifa la ñu yéen ñaar doo topp benn kilifteef bàyyi benn kilifteef
ñaari kilifteef yëpp ngay jël boole di sàmm. dëgg la parce que yaa ngi nekk ci sa biir kër. say waajur nekk say kilifa ngay daw ci seen bànneex te du tax nga daal di ñàkk ormal say mag àdduna moo tëddee noo xamante ne ku nekk ak cër bi mu ci yow am na ñoo xamante ne seen cër orma la. ak suturaal ak respect. daf te jaamu yàlla ay jaamoom ak ay digleem xam nga nu mu tëddee. daf ci am ay farata am sunna am li ñu sopp am li ñu sib ak li ñu araamal. yenn yi def ko bàkkaar dala ciy fekk ñàkk koo def bàkkaar dala ci topp waaye ku ko def am bonus. te gis nga nag bonus yooyu noonu ñuy ut daf ñuy indil loo xamante ne ëllëg ci biir dina mottali yenn yi. te gis nga ñàkk goro yooyu ñuy wax xorom lañu ci biir sëy. utal sa am na koo xamante ne boo nekkut ak jàmm ak yaayam ba àddina di tukki du la gërëm. te beneen bi man maa ko wax fii sànq il faut ñu xam benn affaire xam nga moom mooy lan mooy débat mooy am évolution mu am fu mu toll bu fa tolloo bu duñu wax loolu. dëgg la gis nga responsabilité personnelle góor ci soxnaam nekkul que ni sa yaay à chaque fois bu la nee fasal sa soxna nga fase ko. parce que l'islam moom laa wax léegi ne moo la may ni la am nga droit bañ a topp sa yaay ci mu lay digal lu dëppoowut ak li yàlla digle. waaye nag problème bi fii buñ ko defee qu'on se dise la vérité ñoom góor ñi la xam nga lu tax. waxi nit ñi moom moo leen di tiital ka waxi yàlla. parce que ñu ngi def seen xel ne peut-être sama yaay nee na ma naa ko fase bugg ko. tegu ko fenn ci lu yàlla bëgg amul benn critère boo xamante ne yàlla digle na ko mu ngi nekk sama soxna sama yaay bañ ko ndax bakkenam su ma ko fasee du ma xool sama diggante ak yàlla mais lu nit ñi di wax ci si li ma sama yaay bëgg la ñoom ñoo yóbbu seen bopp foofu donc nag li ñu wax ne yàllaa ko wax kooku li oustaz wax moo ci den ba màkk duñ ko teggi waaye nag duñu bañ ne tey topp sa goro yàlla du la ne goro wala njëkkee déedéet way jur la jur la généraliser way jur la li oustaz wax loolu laa wax man des fois nag tu écoutes tu n'entends pas li oustaz wax moom laa wax parce que boo demee li oustaz wax la ñu wax dafa mel ne ànduma ci li oustaz wax li oustaz wax laa wax xam nga tarbi yu jëkkër émission soo ko bi goro gis-gis loolu laa wax man émission bi gis-gis a tudd dama leen waaw mais li nga àndal li nga àndul man xaw ma ko oustaz lu mu wax laa wax man gis-gis bët dina gis waaye xel dina gis bët dina gis léeg-léeg lu xel gis d'accord nañu la baat téléphone bi le temps que may ñëwaat ci suuf yi 88 am naa lu ma métti lool ndax téléphone bi rek 90 téléphone bi rek a ma métti. Oustaz da ngay répéter ñoo say wallu ñoom Oustaz da ngay répéter waaw baax na 88 628 89 90 salaamaaleykum dara ñi ñoo mën a dugg rek so internet yi duggoon léegi attenu salaamaaleykum internet yi kay ñu ngi wax seen xalaat fi mu ne mais tey daal xale yi neen da ngaa làq ci ginnaaw waaw d'accord ñoom loolu lay wax lan man bëgg ma salfaani neel xale yi nanu dem seen yoon bugguma ànd ak ñoom su fekkee du may pousser à ce que ma bouger le débat waaw mënul nekk 88 628 89 90 waaw je vous ai xale libéré dégg ngeen je vous ai libéré vous les internautes si vous me poussez à faire hors sujet oui salaamaaleykum merci allô bonsoir allô alors dafa nekk di déglu ci télé boo wàññee sa télé nga déglu ñu ci sa téléphone directement amaana di nga yëg ne jël nañ la ci direct bi 88 628 89 90 88 628 28 28 allô bonsoir allo sëñ bi noo def sëñ bi boo wàññee sa télé ñu jël allô 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 88 628 89 90 88 628 28 28 tey téléphone bi moom ay jikkoom laa ne papa. waaw tey su baax. baaxoon tey. asalaamaaleykum soxna si noo def. wallaay su baaxoon tey. oui bonsoir. allo. soxna si yaa ngi may dégg. ay lii di. asalaamaaleykum. allo. Voilà, allô? Oui, madame, vous allez bien? Allô? Oui. Je pense qu'ils ont un problème de retour. Déjà, ñoom duñu dégg, donc mi ngi noonu daal. 88 628 89 90 88 628 28 28 allô? Allô? ayca ñu continuer Sophie parce que li ñu des ci temps aussi bëriwul. ñu jox la kàddu gi yow itam. très bien en fait thème bi dañu bu ñu waxee ne ndax xam ni ngay def saafonteeg sa goro dina tax nga conserver sa sëy li taxoon ñu ñëw ci yenn point yu essentiel yi mooy conserver bi mooy wàcc bi wala sëy soxna goro dafay neexal sëy goro dafay tax ci sëy parce que wax nañ ko tout à l'heure dina influer parce que wuy du foor na ci doom foor boo xamante ni bu doon sago góor bu ne jabaram ak yaayam ñu jubboo
mais li ma wax rek du ma ci jógee ni ngay gisee soxna yu safaanu comme ni ko papa waxee. wallaay man genre jigéen yooyu du ma leen jël sax comme exemple. wallaahi parce que sa yaay boo ko respecté di nga respecté yaay. wallaahi. sa borom kër ak na mu tëbee jigéen yëpp ñëw tànn la yow. donc boo fekkee yaay ci kër da nga ko war a téye. diine dafa complet c'est ce que je dis tout à l'heure boo xoolee sax waaye daañu cee tey ba ci mariage dañ lay wax li la war yow góor wax la li la war yow jigéen. c'est la même chose ci famille ni ngay waxee ku jigéen ki li ko war goro bi tamit noonu lay amee ay moromam moom bu koy wax ne teel kii comme sa doom ndax dafa quitté donc yeddante bi ci boor yëpp la après nag loolu mooy waral en fait famille neex point taxaw mooy ne famille dañ koy ñàkk famille dañ koy defar te continuité la goro boobu doom la woon démb après moom mu jur doomam famille ñëw juddu doomam jooju am soxna moom ak soxnaam dañuy jur ay doom ñooñu nekk ji ay parents ëllëg donc chaîne boobu toujours day am loo xamante ni bu ci ñëwee rax rek lu metti daf koy kase wàllu muñ c'est très très important oustaz wax na ko sànq moom li mu wax dafa am solo mooy diine bi kenn du ko teggee ba fu nekk moo tax je lui ai posé quelques questions pour ramener waat un peu à la raison yenn goro yi parce que on est dans une société boo xam ne ñëpp ñoo ci baax li nga wax kenn du ko mën a teggi mais il faudra tamit yenn mag yi ak yenn kilifa yi ñu xam ne yàlla wàccoowul ak ñoom ñun doom yi ak ñun xale yi la ñuy wax cër ba nga war a jox mag cër ba nga war a jox ndey cër ba nga war sa belle-mère mais bu loolu weesoo moom la war sa digganteeg moom moo nar a gën a grave parce que dalay wax ne maay atte après mooy ne doomu jàmbur sax waxuma la sax sa goro bu jigéen mais dañ lay wax ni nga war a mën a fonkee doomu jàmbur boo ko gisee ndax dama koy répété phrase bi ñu may wax dama ko bëgg la xadda karab naa banni aadama moom aadama la rek aajowul non dëgg la wala du dëgg li yàlla sàkk doomu aadama moo ko ci gënal kon doomu aadama aajowul ki sëy si sa kër aajowul dara amul kenn ku war a def doomu aadama lu ko metti teg ko ci sa nafsu bakket du yoon répète à chaque émission te loolu bu fekkee ni nit ñi dañ koy jël di ko def ay armes di def ku ci nekk ci sa position parfois oustaz ñuy jaxase culture bi ak diine yi soo gisee yenn questions yi ma posé c'est pour parfois ñuy def séparation des pouvoirs ndax séparation des pouvoirs boobu mooy tax ñuy wane ne toujours diine bi dafay ñëw ci culture bi complété wu ko de dafay ñëw tegu ci kawam après nag mooy rafetal bi ñuy wax c'est très important mais ci yan genre ménage nga dugg ci ay ménage yii nekk ay ménage yu neex ay ménage yu nit ñi ragal yàlla ay ménage yu nit ñi xam luy diine nga dugg ci yenn ménage mu jaxasoo lool ndax ñi fa nekk amuñu foi amuñu yërmande te amuñu dara lu ñuy ragal amuñu lu ñuy séentu sax ëllëg ngir njaboot ñu ndaw sóoruñu dara ay nit lañu yoo xam ne duñu ay nitu kersa te ñàkk kersa aajowul nga nekk xale wala nga nekk mag su manqué ci sëy rek lu nekk di nga ko ci gis Sophie di nga sëy ci kër goo xam ne di nga xëy sab goro nga tegal ko satale gi ca guddi ci ànd bi ndaxte dafa sedd su xëyee suba day njar rek tuuti wala yow nga jóg dem ubbi njaral ko mu jóg daal di sangu wallaahi doo def yooyu de waaw mais doo ko def waaw bu ma ko mën a defal waaw defal ko sama bopp su fekkee ne dama lay laaj mais doo ko def laa wax yow di nga sëy ci kër googu non dama koy def sama goro la sama yaayu jëkkër la mën naa ko tàngalal ndox dama ko koy tàngalal ba waxuma mu wax la ko sax mais nga ñëw xool ko ma def ko wàññiwu ma di ko dara tàngal ndox wàññiwu di ko ma balal dara ab néegam wàññiwu ma dara waaw loolu de moom la ñuy digle waaw loolu laa wax waaw dañu ne ndaxam loolu na nga war a toujours mooy tarbiyu bi pour conserver maanaam sa digganteeg sa goro ba tey dina ko neexal de waaw dëgg la mais aajowul ci luy defar sa sëy ak lii tas lii defar sëy ak lii tas sëy yàlla wax na ko bis dina ñëw su taxaw ne la fase naa la dëgg la ne dañuy rafetal te dañu bëgg mbokk mais liy defar sëy papa dëgg la ne dañuy rafetal wax nga dëgg waaw mais luy defar sëy bis dina ñëw ne la fase naa la ñu taxaw ne du génn kër gi akay dëgg waaw parce que amaana dama ko doon tegal satal amal naa ko njëriñ mais bu doon sama sago su ma sama jëkkër dul fase day fekk ne man damaa remplir samay rôle de femme envers lui d'abord dafa am lu ñuy woowee ay responsabilité sama jëkkër bu may gërëm na ma gërëm ca na ma ko yoree bu ma gërëmee ci yaayam bonus la ci man mbégte la ci man mais sama priorité moom mi ma yàlla booleel la xanaa am naa ci droit kay am nga droit kay xam nga ma yokk la tuuti rek lépp kilifa rek nanu bëgg a génnee kilifa nanu bëgg a xañ ay dooleem mais bul wax loolu kilifa nanu bëgg a xañ pouvoir am man expliqué naa ba sonn doom mooy montel yaayam suuf oo expliqué naa ba sonn xam nga suuf oo doom mooy montel yaayam kilifa noo koy dindee kilifa jàmbur sànni jël sa kilifa téye fu mu am loolu la ñu wax ñun ah non mais gis mais yooyu yëpp ci biir na man maa ngi déglu baax maa ngi koy déglu maa ngi déglu Benoît maa ngi leen di déglu duma dof dara dalu ma
sama yaay dafa jabootee góor oustaz te ëllëg day fas soxna indi mais li ma yàlla digal mooy bu sama yaay nekkul ci lu yoon man aw ma waruma ko topp ci lu dul diine mais balaa ma koy ñàkk topp di beddi sama yaay wala dara am naa pour ne ko yaay diine lii la wax fonkal sa jabaru doom ji bu fekkee nag mu sonal sama yaay lu ko ci fekk na jël d'accord loolu moom balaa ngay ñëw oustaz ku ne xam na ni doom comme on dit bonus la ci sëy mais gis nañ ñu bëri ñoo xam ne dafa yëngal seen sëy surtout seen i goro yi bu ñu gisee ni seen i doom yi seen i jabari doom mënuñoo am ki nga xam ne mënuñoo am bant rek dañ leen di solal ci biir kër gi amaana bëgg a taxal ñaareel ñetteel loolu mooy doon problème yi nga xam ne la plupart day am ci biir kër yi ba nga tax ne belle-mère yi aussi duñu nekk bu baax ak seen i ay goro ci biir kër yi muy doon dernier point bu ñuy laal dem bi incha allah mercredi ñu yeggale goro yi nga xam ne dañuy contre ñiy sëy ci biir kër gi parce que amuñu doom mara day taali Sofia doom yàllaa koy joxe Sayyidatuna Aïcha soxna la woon ci Sayyiduna Muhammad Aïcha te yaakaar naa ba muy ànd ak moom day bokkoon na ci mbégteem am ak yonent bi bant ndeysaan wallaay parce que yi mu boole moo tax Aïcha dafa nekkoon boroom xam-xam yonent bi daf ko daan joxoñ naan yéen góor ñi yéen laay waxal ñu ne waaw mu ne xudu nisfa diinekum an hadihi alxumayra dee leen jël seen genn wàllu diine ci ndaw sii lu leen réer ci xam-xam laaj leen ko ko Aïcha de naan góor ñi dee leen laaj xam-xam Aïcha mii ndax li ko yàlla defal ba pare muy doomu Abu Bakrin Siddiq wallaay Abu Bakrin may ko Seyduna Muhammad ñu ànd ba Seyduna Muhammad génn àdduna te amuñu bant waaw fu yàlla xañee Sayyidatuna Aïcha doom yow nit simple bu la ko yàlla xañee sante ko yàlla te xam ne yàlla xam ne Aïcha ci boppam day doon na am fierté am ak yonent bi bant waaw loolu mais dafa am mère yoo xam ni ñaari baat ñett ñu ne la bu dee yow ak yow du ma dégg maam wallaay wala takkil keneen sa kii nga xam ne nangam am na jigéen ñoo xam ne sëy nañ 20 ans amuñu doom ñi ngi jooy guddi jooy bëccëg jaru ko bësanteel ak sa xol te xam ne bu gënoon ci yow yàlla dénk la ko dëgg la Serigne Cheikh Tidiane si nee na doom wis la rek kenn sóoraale ko ci sëy yàlla daf leen a boole pour ngeen jaamu yàlla mais boolewul leen pour ngeen am doom Aïcha amul doom est-ce que Sénégal xamee nañu Sénégal nag dañ ko war a xam ñiy xas seen jabaru doom yi ñi leen di xas ndax amul doom ndax amuñu doom nanu ko bàyyi doom yàllaa koy joxe moo koy joxe te noté na ñi ko war a am su fi ku nekk bala sa yaay ëmbee ba am ñeent fukki guddi ci la yàlla yónni malaaka mu ñëw dugg ci sa biiru yaay yor feuille blanc ak bigam di bind sa wër li nga war a am na ñoo xam ne yàlla nee na danañu sëy ba xëy sàngoo suuf du ñu am bant nanu ko nangu te xam ni looluy seen cër yàlla dencal na la lu ko dàq yomal boo demee ci téere dañuy wax ne silmaxa li mu gisul bu mu ko naqaree ñu ne lu tax ñu ne parce que yàlla teggil na ko bàkkaaru gis bu yàlla duma ña doon xool lu bon silmaxa du ci bokk parce que amul woon bët yow mi yàlla dénkul bant muñal li nu lay wax bu mu la déranger réew mi nag dafa toll foo xam ni bari na ñuy souffrir te ñàkk am doom a tax bu dee yow ak yow rek du ma dégg maam wallaay yaa tax dégguma sët nangam njëkk yi jóge fee ñëw dangaa war a takk ñaareel sa kii nangam parce que buñ la takkloo jabar parce que sa soxna amul doom day mel ni gëmoo yàlla boo demee bay takk deuxième femme def ko pour jaamu yàlla mën nga ko war koo def ko mais bul taxaw mukk wan jigéen ni ko sax ñàkk am doom a tax may takk beneen jabar ndax wóorul dafa ngay def di nga xam nga baal ma dafa am lu ñu fàtte am na ñoo xamante ne yàlla bind na ni ñoom du ñu am sët dëgg la dañ koy fàtte seeni doom ak soxna bu mu mënti takk gis nga ku ñàkk doom ci sëy ñu takk loo ko mu takk ba ñeent te amul yàlla bind ni doo am sët waaye dangaa fàtte ni inni alamu maa laa ta'lamuuna yàlla xam na loo xamul problème bi foofu xam nga lan la du goro bi wala borom kër gi wala soxna si ñàkk a nangu la dëgg la d'accord donc papa yegg ci nañu ci cappaandawu émission bi parce que def nañ plus de 2 heures d'émission 1h25 moo jot tey moom nag xam naa émission bi xam naa sa doom yi dañoo wax la nga waroon wax yëpp moo tax nga toog jàpp sa ñàmbur parce que yenn saa yi dëgg bi day feeñ ci gémminu invité yi su boobaa dañ leen di bàyyi aussi ñoom ñu argumenté c'est très important mais ñi doon waxtaanee loo xam ne ci biir kër yi lay xewee chaque jour amaana boo duggee ci ñaari kër benn ba ma ngi fay xewee am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ak seen i goro yaa ngi doon prodé chaque jour parce que ñu dem dëkk en famille bàyyi appartement yi mais li xew ci biir kër yi këru famille dafa bëri lool yenn saa yi comme ni ko oustaz waxee le fait juste ñu lay muñloo
ay métit yooyu dund jour et nuit dalay jaral nga génn dem dëkk sa appartement toog fa parce que bu boobaa doo dégg ku la xas doo dégg ku la sànni ay baat yoo xam ne mënoo koo faj. génération bii mujjee ñëw da ngaa war a wax ak ñoom dañoo lu yomb de. génération bii mujjee ñëw. ni ñu jàppee sëy moo yomb. léeg-léeg jigéen naan man fa may dem bëgguma faa fekk goro nag moom merci rek goro